bàyyi xel bu baax a baax ndax dégg naa ne que à travers cette chanson am na ci ñoo xamante ne jot nañ ci changé ko donc leen nii daal li ci ëpp réer la rek waaye loolu xam naa kii di Rokhaya Dieng moom tamit am na lu mu ci mën a sànni Rokhaya Dieng nuyu naa la madame Cissé borom astuce et bien-être comment vas-tu ma belle. Bapulo delloo naa la nuyoo bi nuyu naa la bu baax a baax yow tamit Fama Ba am mbégte jàkkaarloo ki yéen waaye téléspectateurs yi ñu seetaan ñoom itamit amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal fépp waaye mënti nekk waaye clip bu ñu koy seetaan daf ñuy fàttali lu bëree bëri. lu mel nan waa lim ñuy fàttali Fama ci suñuy jamono suñuy temps. dafa bëri mais may ñu ci rek. non yoo xam nga ne ay ancienne lañ quand même tuuti nag. bàyyi man xale laa baax ki démb laa fekk sama 10 ans. dangay bañ a jëm mag rek waaye ma yoo xamante ne garaawul moo tax xam naa ne ñu bëri instant yi ñu ngi doon seetaan clip bi nga xamante ne mooy clip Omar Pène agresseur yi ci bëri xam naa ndeysaan bàyyi jaare nañ fi bàyyi comme ni nga ko gisee ci clip bi Fama parce que dañuy wax am na ñoo xam ne dañoo sensible boo leen yeddee rek danañ xam ne ci li ñu nekk baaxul ñu daal di changer li nga xamante ne mooy voix mais nag du ñëpp am na ñoo xam ne nag moom seen xol a dëgër mais am na ci ñu ci bëri xam naa boo leen yeddee yeddaat leen moo tax musique yi daf ciy baax ñu koy delloo si rétro yi di ko fàttaliku moom la ñuy wax naan musique bu yeetewul yeddeewul ay naxaate kese la waaye yow madame Cissé bëggoon naa wax lool ne monsieur Cissé mooy dolli waaye ñun ñooy mujj dolli man danaa jël lu takku daal di koy jox monsieur Cissé tu es toute radieuse et magnifique comme suñu grande sœur bi suñu Linguère plateau ah suñu noir sœur d'ébène soxo xam nga lu ma neex ci yow da nga mën a agencé mosuma xam ne beige bu la nii lay àndee daal ah non désormais jël naa ko ci yow. damay jël fee rek taxale. noonu ngay sañsee. waaw sportif yi xam nga duñu am benn temps bi tamit da ngay xëcc lii rek taxale. kan yow mais yow bokkoo ci nag. su ko bokkoo ci. la ngay sañse ñun ñii sax sañse wuñu ko en tout cas ça te va bien le beige bleu. ça va grande sœur mën naa la maa la raw lu bari Fama ça fait un bail gisante wuñu et tout liggéey bi contrainte yi tamit. tout à fait maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar Rokhaya Dieng madame Cissé Pape Ousmane ci suñu biir suñu càmmiñ ñu ngi koy ziar bu baax a baax di leen ziar itam di leen wax ngeen dal jàmm waa régie Mame Sidi Ibrahima yéen kese la ziar ak tonton Fall mi fa nekk. nangu naa keneen ka bokk ci te tudduma ko Fama. bañ na ko ba tudduma turam. tout à fait d'accord avec toi ñu door ci jàmm ak salaam tamit nuyoo baa ngi noonu Biti Diop yow tam nuyoo baa ngi noonu Bijulo tam nuyoo baa ngi noonu fa Abi Samba Ndiaye ñooñu day neex ñoo xam ne à chaque fois dañuy bëggee. di ñu topp ci lépp lu ñuy def. Karbala depuis Louga tam duñ leen fàtte ak Konté bëgg baay Fama. macha allah Konté bëgg baay man turam daf maa neex ay Biti Diop moom nga xamante ne ni nga ko waxee rek fu ne la ñuy toppee dañuy gis réaction bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy Sen TV l'officiel ci direct bi nuyu naa la bu baax a baax kii di Biti Diop ak yéen ñii ñëpp nga xamante ne yéen ngi ñu fay suivre Pausman suñu càmmin tey moom ca jaune bala nga waxee ni nga ko waxee ca jaune bala bi yaahin wayaa yoohin wayaa xayra baasiqin macha allah wayaa man lana arzaaxu min juudihi na milliards yi mat mooy ku koy faral di def da ngay am xaalis. répété ko kon bu am solo bi yaahin. bi yaahin wayaa yoohin. wayaa xayra baasixin. wayaa man lanaa arzaaxu min juudihi namat. maa ci boole ne milliards yi mat pour mu bëri. te xaalis dafa am solo waaw milliards dafa am solo. haza zamanu xaalis ak moom mu jot in lam takkun xaalis wa xéela kii lu ko jot. ñaari agresseur moo am bu mag beeg bu ndaw bi. bu ndaw bi moom mooy yi fi xew temps yi dab nit ñi di ko rey. bu mag bi mooy nguur gi jiite nit ñi. di agressé suñu xaalis te doon nañu ko seeni baay sàcc yu mag yaa ngoog. loolu am na. ñooy agresseur yu mag yi. dëgg la ñoo am nag nday lañ am ci dëkk bi moo tax. bés bëla maa ngi lay nuyu bu baax a baax soxna Fall. lay ndeysaan ca sàkkar yàlla wala macha allah. di nuyu madame Dieng sama côté. agresseur yu mag yi buñ bàyyi woon agressé bi mën naa am yu ndaw yi duñ agressé mais yu mag yi milliards yuñ denc te doonuñ ko seeni bàyyi la ñu war a génnee gox ko ndax ñooy sàcc yu mag yi. bi fi corona génnee mës ngaa gis ku génn teg koo masque. dëgg la ndax am nga tënk yaa ngi ci dëkk bi ma sëkk. pourquoi bi corona bi biñ ne jeex na wala wàññeeku na li tax agresseurs yi te agresseurs yi bëriwuñ de 14 millions ñoo takk masque te agresseurs yi bëriwuñu matuñ 1 million te mënuñ leen a garder ba tey am na lu xew ci mbir mi. waaw kon nañ ci taxaw bu baax a baax. dama ne forage bee rootal ñëpp waaye cin bokkul safin. bokkoon safin du ma la yàkkal doo ma yàkkal. kenn du suba teel. sous-vêtement buy diir mbagg grand boubou. boobu 14 heures a jot. ndax sous-vêtement bëri nay bën amul loxo ci baat ba yaatu na ci ndigg lay am ngoon lay bàkku seen kër mu fatu ji. suba teel mooy grand boubou doxalal. dëgg la suba teelee grand boubou. mottali sañse am feeling mën a joxe kilifteef man daa xaw ma nan laay tàggee grand boubou. waaye macha allah boobu ñëpp a tolloo njool maa la neexul.
boo na ñëpp a tolloo. waaw njool maa la neexul. dëgg la wala ndeysaan boo na ñëpp a tolloo njool maa la neexul. suba teel njool la. kenn du moom moo tax bu heure bi jotee ñëpp suba teel la ñu jàpp. loolu am na. macha allah moo tax am bukki yomb na waaye njur buy xalam jafe na. dëgg la. moo tax it ñu ngi ciy nuyu képp ku nga xamante ne yaa ngi ñuy teewlu ak fu mu munti doon na muy Dakar région yi fu mu munti doon Touba. Dakar Saint-Louis Louga ñoom ñooñu ñëpp macha allah kenn ku ci nekk ko ci tasel rek ñu daal di ñuy wax nañu ko suba teel moo leen di wéetali. waaye nag yéen a ko waral ku ci mel ni Roxee Dieng Soxna Fall Pa Ousmane Maman Aïcha dinañu rejoindre tout à l'heure waaye tamit ñoom Binta Ba toute la team la grande team ndax kenn ku ci nekk boo yebbee law andi rek nit ñi daal di ci gis njëriñ te ba tax na rek noonu la ñuy def daal di door suñu émission wu tey suba teel comme ni ma ko waxee sànq bu mercredi 25 mai andi ci at rubrique bu njëkk bi rek astuce et bien-être te tey lu ñu andil dafa am solo lool muy Roxee Dieng ñu àddu ceeg moom. voilà balaa ñuy ñëw ci astuce et bien-être tout à l'heure dinañ recevoir aussi ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Ndiaye di président association des managers du Sénégal ñu am ak moom waxtaan ndax baax na tamit ñu mieux comprendre li nga xamante ne moom mooy management ci milieu artistique bi moom la ñuy fas yéene waxtaan ak moom te dañu am événement donc yëpp dina ko leeral tout à l'heure waxee Dieng madame Cissé. voilà tey nag tey femme ba ni nga yeewoo neex na. non malheureusement. démb tu as bien dormi ou pas. Pas du tout. soxna Fall ba pare wax ma noo yeewoo yooyu tamit. sama seer nii soxna utal ma sa lunette yi daal ma koy camoufler. maam Sidi Ibou Bakary nalaw ngeen ba doyal bu fekkee nalawoo leen am naa seen i astuce bu fekkente ne doo leen nalaw guddi gi nag li ngeen di def war naa mën a bëri waaye tamit nag am na loo xamante ne aussi bu ngeen ko defee rek di ngeen mën a nelaw ba yàndoo suñu nijaay ji aussi Pa Ousmane j'espère que démb nelaw nga bu baax a baax. bu fekkente ne say nelaw doyul am naa seen garab. waaw mu ngi noonu soxna Fall ñi lu leen dal jar na laaj askan wi yéen ñi seetaan internet yi fekkee yéen tamit da ngeen am problème insomnie tey nag dañuy ñëw lutter contre l'insomnie dañuy ñëw ci comment lutter contre l'insomnie daf ci baax ñu leen di fàttali li nga xamante ne moom moo tax ngeen nelaw ba yandoor ndax gis nañ ne ñu ci bëri bu ñu tëddee guddi dañuy am problème mu nelaw lu koy waral nag bëri na ndaxte gis nañ ne ñu ci bëri dañuy faral di changer seen heure nelaw donc boo fekkente ne say nelaw dafa déréglé da ngay am problème donc loolu bokk na ci nga xamante ne da koy indi ba tax na boo tëddee doo nelaw donc yooyu il faut que ñuy bàyyi yenn excitants yi aussi guddi gi bu fekkee da nga bëgg a nelaw bu neex nelaw ba yandoor yenn excitants yi dañ koy faral di bàyyi voilà excitants yi ay café yi nga xamante ne voilà yu caféiné yi nga xamante ne dañ koy faral di jël yenn chocolat yi aussi dafay tax boo tëddee doo nelaw donc il faut ngay fàtte sa téléphone bu fekkee da nga bëgg a nelaw mais boo yoree sa téléphone rek mel ne femme lu ne nga bëgg koo xool di ko reetaan donc dafay daal di metti il faut manger léger aussi parce que ñu ci bëri li ñuy lekk dafay faral di diis ba bu ñu tëddee duñu nelaw boo leen ayee ci ñaareel bi wala ci ñetteel bi rek mu daal di leen sol lépp loo xamante ne dafa grave bu ngeen tëddee du ngeen nelaw wax gi yaa ko moom waaw mi ngi noonu loolu il faut que aussi ngeen koy wàññi waaye aussi ngeen di éviter appareil yi nga xam ne moom la ñuy def ci néeg yi léegi nag gis nañ ne dañoo moderne ba mu ëpp néeg pour nelaw la salle pour seetaan télé la mais dañuy jël yenn appareil yi di ko dugal ci suñu chambre à coucher yi ba tax na duñu xam ban heure la ñuy nelaw loolu aussi dafay troubler suñu sommeil ba tax na boo yeewoo doo mën a productif li ngay liggéey du daal di jaari yoon bu fekkonte ne da ngay jaay li ngay jaay du jar ndaxte da ngay sonn le lendemain bu fekkee da ngay liggéeyu xel wa liggéeyu doole da ngay sa yaram dafay sa force dafay teel a jeex ndax guddi gi joxoo ko li mu moom mën nañuy nelaw nag nelaw bi ci la bokk pour nga retrouver sa sommeil aussi am na li nga xamante ne war nañ ko mën a def yenn conseils yi ñuy topp rek suñu horaire muy daal di régulier heure bi ngay faral di nelaw bu koy sàgganee benn yoon faama ndax bu xësee ba dépassé rek da ngay am problème pour nga rattraper wu encore mais ñi nga xam ne aussi lumière bu forte day tax duñu nelaw dañuy taal lampe ñooñu dañ koy xawal baissé pour ñu mën a nelaw donc lumière vive yi mën nañ ko wàññi ñu jot li nga xamante ne rek mooy dafa soft guddi daal tàmm nañ ci lumière rouge et bleu yi voilà yooyu noonu nga xamante ni guddi gi dafay tàkk rek muy daal di xaw a leeral tuuti néeg bi yooyu bëgg nañ ko bu ñu nelawee bu ñu tëddee dañuy nelaw ba yandoor mais bu ñu
bu ñëwee ci recette de grand-mère aussi yenn plante yi daf ci doon baax ndax gis nañu ci mel ne camomille wax ji rax wax ji dafa rax wala bàyyi mu kii wax ji rax na nag. waaw damay laajte rek. rax na man de ci li nga gis laa gisee nag. waaw d'accord ok. soxna wax ji non damay laaj ma tegaat foofu tànk kon maanaam ci lumière yi voilà te ba pare aussi yenn njegenaay yi faama ma xamal leen ci dara soxna yenn njegenaay yi boo ciy tëdd doo nelaw njegenaay da ngay tànn bu nooy rawatina nag ñaari nopp boo ci wéeroon nii di nga mën a nelaw ba yandoor looloo tax faama du mën a nelaw loolooy problème bi donc aussi beneen astuce nee nañ bu fekkente ne sa oreiller da ngay faral di ci sentir benn xet bu neex parfois loolu mën na la indil insomnie moo tax am na xet yoo xamante ne faama dafay faciliter sa sommeil lu ci mel ne camomille ak li nga xam ne basilic donc am na ay huile essentielle yoo xam ne boo koy sotti fi ngay tëdd sa drap wala sa oreiller daf koy jox xet bu neex day tax soo tëddee da ngay nelaw paisiblement sa xel dafay dal donc yooyu aussi buñ koy fàtte xet bu neex dafay indi nelaw dafay tax boo tëddee da ngay nelaw ba yandoor mais aussi li nga xam te ne mooy plante yi ma doon tudd sànq daf ciy baax bu fekkee parfois mënoo nelaw nga naan nag li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu xam muy meew bu sedd boo ko naanee aussi ak li nga xamante ne moom mooy yenn tey boo ko naanee rek dalay faral di faciliter sa sommeil ndaxte ñu ci bëri bu ñu yeewoo dañuy daal di sonn bu ñu mën a liggéey fu ñu dem ñu naan leen lu leen dal fekk ñàkk nelaw moo leen dal mais aussi nooy bees NB lu mu lay fàttali ko faama notaal benn voilà mu ngi noonu nooy bees baa ngi noonu automédication dañ leen di fàttali baaxul pour ñu koy jël ñu ci bëri dañuy tàmm bu fekkee nelawuñu man suma Pa Ousmane waxee garabam rek damay dem di ko jënd di ko naan c'est très mauvais pour la santé boo demee pharmacie sax parfois duñ la ko jaay mais fa la ñuy nekk di baab di la wax di baab pharmacien bi yàlla bu ñu am mbokku pharmacien dinañ ko baab ba mu jaay leen garab bi nga xam ne moo leen di nelawloo alors que loolu problème yu bëri la lay jural da ngay dem ba da ngay dépendant boo ko naanulee dootoo nelaw sa sommeil lay yàq à vie donc loolu nag dara jaru ko nelaw bu fekkee mënoo ko def ndax dangaa banque da ngay tëdd di xalaat da ngay sonn ndax loolu bokk na ci cause yi li Pa Ousmane wax remède boobu mu joxee ñu koy wér di am xaalis dafay tax bu ñu tëddee suñu xel dafay dal dañuy nelaw ba yandoor ba tax ne bu ñuy xëyee dañuy mën a liggéey bu baax suñu xel du dem ci agressé suñu xel du dem ci jël yëfu jàmb suñu xel du dem ci leneen ndaxte lan saay bu ñu yeewoore dañuy nekk de bonne humeur donc loolu aussi dafa baax femme pour ñu koy fàttali parce que nelaw bi aussi ci la bokk dafay indi ay jafe-jafe yu bëri ci sa wàllu wér-gu-yaram dëgg la lu am solo nga andi tey ndax tey moom yaakaar naa kenn ku ci nekk boo ko amul ci semaine bi du ma ne sax boo ko amul ci 2 jours yu tegle am nga ko ci semaine bi ndax insomnie moom ci nit la bokk donc astuce yi nga joxe at yi ñu war a mën a moytu baax na waaye yaakaar naa aussi stress la mais wax ko léegi mooy ñàkk xaalis bi soxoo des fois foog naa xel bu dal ay nelaw yu yegg foog sa xel dal de wala waaw da ciy bokk nag waaye il faut tamit ngay jàng wala ngay fexe di dalal sa xel parce que àdduna kenn amul la gënal lépp matalewul parce que yow li nga am as néew nga xeeb ko am na ci koo xam ne yaa ko tane naa bu fekkee ne itam àdduna ni toll bëgg-bëgg yi day bari lool waaye il faut tamit nit ñi di ci boole ak gëm ak gëm gi mooy amuma ko dinaa ko wuti waaye ni ma koy wutee ci ban fanam lay doon bu sell li ma ci yàlla may rek ma xam ne loolu sama wërsëg da ngay sabablu rek dëgg la lu am solo xam nga waa ji dafa jóge 7e étage di daanu ñu naan ko tuddal yàlla mu naan nu mu tudd kooku lu ko jàpp stress wala li faama li kii wax dëgg la nu mu tudd soxna Faal wax dëgg la te moom laa gëm li mu wax loolu laa gëm ku nekk da ngaa war a yemale say bëgg-bëgg xool li nga mën a dundee nga dund ko waaye jamono ji nag fi ñu toll nii dafa xaw a doy waar moo tax toujours dañoo war di ànd ñun ñii bu ñu bokkee benn kër man may joxe dépense chaque jour bu ngeen ma ci jàppale benn bés dana jot bu ma amul stress day ñëw dañ cee war di jàpp ñu war di jàppalante mag ñi li tax ñu kéré woon jàkk ak di fa tase bu gee jotee xam nga lu ñuy def bu ñu julee gee pare ba safa ak witir ndax yor nga ko nga ne waa yor naa ko roqee yor nga ko nga ne yoruma ko de ñu daal di tase jox ko xam nga yor nga ko mooy lan dépense bi ku ko fanaanuwul doo nelaw ci guddi gi stress bu rëy bi mooy dépense war a xëy joxe dépense ndax nag ku ñëpp yaakaar nag nga war a xëy war a joxe nag njaboot gi boo xëy di leen xool nu muy demee xale yu ndaw yi kon na gars yi di dimbalante stress bi wàññeeku loolu rek ab stress la buy cause insomnie waaye ci li ngeen abordé nii tey loolooy nekk sujet wu maman Aïcha muy l'argent et at li nga xam te ne moom mooy paraître bi li mu mën a joxe nit ñi gistal leen ma rek at yu bëri tax na ne rek dina la yokk stress ba nga dem di def yenn waaye roxee nga may ma rek ñu nuyu maman Aïcha dalal ko bu baax a baax maman bienvenue. merci beaucoup Fama maa ngi lay fay nuyu. Aïcha bi rafet. lan di san caat moom laay mujjee nag ndax mooy caat xolu yaayam. lan di san
Papa Ousmane Gueye. borom ñaari galan maa ngi waaj ñetteel. ci jàmm. maa ngi waaj ñetteel. yaa ngi waaj ñetteel yal na la ci yàlla jàppale. amiin. ak fi réew mi toll. ak fi réew mi toll da koo mën rek ku ko mën rek na nga ko def. ñu ko mën nañ ko def ñu ko mënul bu ñu góorgóorlu xëy na yàlla jàppale leen ci. waaye am na ñoo xam ne yàlla leen yàlla may ñaar. ñaar yàlla may leen ñett bu seen loxo jotee seen gannaaw rek di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàkkaar lool maa ngi lay fay nuyoo lu bare bare di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te wér. amiin yaa rabbi amiin merci beaucoup maman tout à l'heure dinañ ñëw ci yow waxee tey nag andi nga lu am solo jàpp naa ci daal meew bi comme d'habitude waaye teg téléphone yi man sama problème la donc dinaa ko teg donc xam naa soxna yow jàpp nga kamoli bi waaw parce que meew bi dafa am ñoo xamante ni si xam nga organisme yi bokkuñu ñoom da leen di ubbi bu dee guddi gi mais téléphone yeeg lumière yi moo koy insister foofu mooy lumière tamisée bi mu doon wax lumière bi tamit insister foofu ñu koy wàññi tuuti mais Fama loolu li muy yàq ci kër yi bëri na parce que di couple yu bëri bu ñu tëddee guddi ñu ngi xuloo ndax kenn ku ci nekk muy yor téléphone am kenn ki du nelaw di déranger keneen ki parfois sax du question de jalousie wala dara mais dafa bokk ci savoir vivre guddi bu ñu tëddee ku ne man duma bokk ak sama sœur néeg mu may déranger guddi gi di yor téléphone am donc loolu dafa nekk loo xamante ne bokk ci savoir vivre yaa ngi déranger nit ki mu ngi war a teel a xëy yàlla bu nekk koo xam ne na day chômé wala muy dafay fanaanoo koo xamante ne élève la wala étudiant dafay metti mi ngi war a jàng ay leçons le matin très tôt guddi gi nga koy déranger yor sa téléphone mu nekk li nga xamante ne war nañ ko mun a bàyyi téléphone yi war na mën a am heure mais am ñoo xamante ne chaque instant ñu ngi ci bu fekkente ne yow kese yaa nekk peut-être sa bopp rek ngay lor boo nekkee ak ay nit yaa ngi leen di lor aussi loolu nañ ko bàyyi musique bi nga xamante ne aussi ñu ngi koy faral di ko déglu guddi gi di déranger ñenn ñi nañ ko wàññi rek ba airpod amee wala ay écouteur kenn sonnatul di nga déglu enjoy lu la neex te doo déranger kenn donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne il faut que ñu koy waxante suñu biir ndax ñun moom ñun jeunes yi ba tey ñun ñooy def yenn erreur yi Fama roxee may ma tuuti rek balaa ngay jàll ci leneen xam nga li nga wax dafa am solo rawatina ci couple yi da ngay gis couple yoo xam ne yow nga liggéey ba wàcc war a tëdd nelaw jëkkër ji nekk ci téléphone bi kocc kàcc donc yow finalement non doo ko def mais comme ni ko jigéen di defee tamit am na jigéen ñi ne ci groupe WhatsApp yi waaye di nga ci groupe Facebook yi non mais di nga tëdd yow ak sa dara du la rëcc wala ak sa ki non quand même mais am na ñu koy def am na ñu koy def am na ñoo xam ne ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan man ki nga xam ne jël temps sax pour waxtaan ak sa jëkkër nga ne ci salon bi war a toppatoo àllaa ji war a lijjanti attaaya wala lijjanti jus wala ko nebbal sax xawma la au delà de loolu sax wala toog ci wetam di raaye ko fóon ak a nebbal nga ne ci groupe yi loolu mën naa nekk mais à condition que ñu may la nga toog nengal ko ci wetam da ngay gis koo xam ne mi ngi ci téléphone bi rek du bàyyi téléphone bi yow nga def ay jàggat mais dara du ma ko def moo jàggaree ba defar li may defar ba pare ñëw teg fi nga toog fi nga yoree téléphone bi xam nga bu fekkee day def lu muy nëbb wala message yu bëggul nga gis ko nga ñëw uff ci kawam di nebbi la ka raay bopp bi du tala message soxna day def téléphone bi xam nga dañoo jubal ñu ci bari message yi duñu bëgg nga gis ko téléphone ba la ñuy teg ci lu gaaw la waaye nag lépp ci feemu jigéen war ngaa def ba nga xamante ne sa borom kër comme li nga wax bu yoree téléphone am boo ñëwee mu teg ko am na ñoo xam ne boo ñëwee taxaw sax ñu la tu me dérange du ma taxaw damay ñëw toog Adja ñëw toog bu ma defee li may def ba pare kon nag nga ñëw samay bët ci yëf waaw ñu wàññi téléphone yi comme ni ko Rokhaya waxee parce que téléphone bi am na heure boo xam ne dëgg yàlla war nañ ko mën a fay am na solo toppatoo li nga xam ne moo ne ci kër gi ak ñi ci kër gi dafa am solo vas-y nga ne bu ne la boo ñëwee ci moom mu ne la tiima dérange moom mu déranger pas yi indi leen ci jàkk ji ñu toog dem ca jàggatu guro ba déranger la xaaju guddi ñu muur la indi la ci kër gi mu an tiima dérange lii du ma ci débat ak nga ko yaa ma déranger moo tax ma déranger la téléphone bi dafa yéeme yow waxee de waaw xam nga lan la am na solo lii buñ ko ubbee beneen débat lay waaw nañ ko yemale foofu rek Fama garaawul fajar gi nga jàkkaarloo yenn kanami bizarre yi doo comprendre ñàkk da la wa ko waral waaw day yokku taar donc loolu aussi buñ koy fàtte ñu jaaraale noonu rek tëjaale Fama remercier waale Thiama Jéré meilleur voilà mi ngi noonu kooku partenaire de longue date la mënuñu koo bàyyi ginnaaw bu wax ci bëree du yow de Thiama waaye bu liggéey bu bëree yow la merci beaucoup pour la coiffure depuis HLM ancienne police bi 77 871 99 88 merci beaucoup Thiama Adja toute l'équipe ñi nga xam te ñoo nekk foofu di leen jaajëfal ci coiffure bu rafet bi ñu ma defal rafet na trop moom macha allah donc Thiama yàlla na loxo bi wér bu baax a baax barkeel sa liggéey Rokhaya kontaanoon nañ bu baax comme d'habitude astuce et bien-être moom bu ñëwee rek ñu daal ci gis njëriñ ci li ñuy wax bu baax a baax ñu daal di jàll ci suñu ay information sportive ànd ceeg Soxna Fall. Today at www.mikeys.com.
voilà comme ni nga ko waxee soxna leen ci daal di àndal rek suñu jàmbaaru jigéen bi kenn du yow jigéen bu mën góor ñu àddu ci Coupe du Sénégal les quarts de finale débutent ce jour. tout à fait Fama Ba tey la ñuy door lu jëm ci quart de finale Coupe du Sénégal ci wàllu góor ñi ci noonee mën ngeen a jàpp ci wàllu affiche tey jii nii lay demee choc war a dox ci ñaari équipe bu Ligue 1 Linguère de Saint-Louis ak Jàmbaar de Saly waaye tam dina am derby ci diggante ñaari équipe yu dëkk ca Tëngéej mu di Tëngéej FC ak ñii di waa rek AGEL bu ñu noppi ëllëg Étoile Lusitana ak Thiès FC Tëngéej FC ëllëg lay jongante ak ñii di waa AGEL bu Rufisque kon tey Port ak Casa Sport ñooy daje Linguère ak Jàmbaar kon ñoo ciy daje kon suba Étoile Lusitana Thiès FC Tëngéej ak AGEL bu Rufisque muy match yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi mu am solo lool ku ci nekk war cee dem am ci li nga xam ne xëy na nga cee xaar comme ndam ngir mën a wéyal li nga xam ne mooy aventure bi di fàttali ni Coupe du Sénégal dafa bokk ci ku ko gàddu ku war a dem Afrique teewal fa réew bu Sénégal ci wàllu Coupe CAF. Macha allah man de maa ngi ci Lusitana. Tourbe kii rek bàyyi ma jàpp ci kii bi waaw. ñoom fan la ñu ban quartier la Dakar la ouais kon maa ngi ci waa Dakar en tout cas bonne chance à eux ñu jàll ci championnat local des dispositions prises pour terminer en beauté la saison. Voilà 3 journées moo des programme 24e journée bi sax génn na moo tax ñu jox micro kii di directeur exécutif bi mu wax ñu yenn rek matukaay la ñu jël ngir fexe ba wàññi lu jëm ci violence bi waaye itam enjeu match yi ko am yenn pexe la ñuy def bokk na ci def programmation match yi am enjeu même jour waaye itam yokk ci superviseur au-delà des commissaires de match kii di am saka fall lañ ciy teewlu. Amsata Fall ci ma dugal la bokk Amsata Fall keneen ki amoon na Albouri Ndiaye ci la ñuy envoyé à tous les clubs à tous les commissaires à tous les arbitres envoyé nañ leen disons benn genre mémorandum pour xamal leen lépp loo xam ne buñ ko defee dana tax incidents yi bañ a am. wax nañu sensibiliser nañu les commissaires et les arbitres pour que véritablement ku ko def sur place nga corriger comme ça donc du law ba indi ay incidents yu mag. lu ñu si yokk li tey semaine bi mooy dañu boole. équipe yi pour que ñu bu ñu commencé à partir de la 24e journée équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ak équipe yoo xam ne ñoo nekk ci suuf ñoom ñëpp ñooy jouer à la même heure boo jëlee L2 bi ñuy jouer ñi ñu war a génneeguma sax programmation xëy na bu génne ce matin mais ñi war a ñi nekk xam ñoo xam dañu nekk ci suuf ñooñu ñooy bokk même jour bu ñu jouer nga moom L2 comme L1 en plus du commissaire dañ ciy boole maintenant ay superviseurs yoo xam ni conseil d'administration bi la ñuy jógee ànd ak superviseur ànd ak le commissaire pour que véritablement ñi xam ni am na jël nañ ci ay décisions pour que véritablement incident bañ a am. mu nekk soxna Fall lu am solo. am na solo lool comme ni ma ko waxee sànq Fama comme dañoo nekk ci dernière journée yi dernière ligne droite championnat national bi yéen équipe yi dañuy bëgg di xëccoo titre bi ñeneen ñi dañuy xëccoo ngir bañ a wàcc maanaam maintien am na ci ñoo xam ne ñoom jot nañu maintien moo tax enjeu yi day bari day am solo lool lii di Ligue Pro daal di taxaw def seetlu jël ay matukaay laata muy trop tard. laata muy trop tard kon nañ ci jël ay matuwaay ndax organisation bu baax moom amul lu ko gën. gestion des mécanismes de transfert des joueurs. Les experts indiquent la voie. Au club professionnel démb lañ doon amal benn session de formation jëm ci mécanisme yi nga wax noonu Fama ci transfert joueurs yi moo xam au niveau national international ay kàngam seen xam-xam màcc ci wàllu bu ni mel bokk na ci Pape Malick Dieye ak Pape Sidi Lo nekkoon nañu foofu waaye tam fédération teewoon nañ foofu Alpha Fall leeral waaye ki nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci formation vice président la ci Ligue Pro Djibi Diop moom lañ ci teewlu mu dikkaat ak ñun as lëf rek ci li nga xam ne moo waraloon boobee daje. club yi dañ ci yor ay xale yoo xam ni yenn saa yi nga jógee fii dem ci beneen te loolu
dafa am loo xam ni wàllu yoon daf ciy dugg mais aussi wàllu koom da ciy dugg war nañu mën a liggéey de telle sorte que suñu club yi ñoom ñëpp ñu mën leen dooleel ñu mën a xam nu ñuy def ba mën a xam yoon yi ñuy jaar ba bu joueur nekkee ci ñoom war a dem ñu xam nan la ñuy def ba suba koom googu ñu mën ko dugal kii mais tamit bañ a juum ci loo xam ne nii wàllu yoon la. waaw loolu moom dina am suivi ndax dinañ ko topp ndaxte su rombee loolu dañu war a ñàkk joueurs yi ci boppam ñoom ñuy yëngatu ñàkk aussi club yi nga xam ni ñoo leen di utiliser ku nekk la nga xam ni yoon jox na la ko ak li nga xam ni koom la goo xam ni war nga ko am nga am ko ndax ci toll nañ foo xam ni footballu Sénégal mu ngi jëm ci kanam football professionnel bi mu ngay avancé am na ay jafe-jafe gaa mais nag loo xam ni fukki at ak ñaar la am xale la foog ñëpp jàpp ci nii ñuy def nag di def lël yi dina jàppale ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu football bi ba bu ëllëgee seen xam-xam ak seen xarañte yokk ba ñu mën a gën a yokk football bi yaakaar nañ ni daal buñ ci génnee danañu gën a am xam nu ñuy téyee joueur bu nekk boo xawaree jóg fii mbaa nga dem ci beneen club mbaa nga war a dem bitim réew nu ñuy mën a def ba nga tegu ci yoon mais club yi tamit lañ ci war a am ci koom ñu am ko. mooy mercato bi léegi mu door. voilà ci li nga xam ne mooy transfert yu joueurs yi ñoom lañ doon leeral ba tax na ñi di administratif yi waa tam ñi gérer lu jëm ci TMS yi maanaam transfert international yi ci wàll woowu dañ koy soxla ñoom lañ doon former ngir ñu gën a xam mbir yi naka la demee. am na solo torop ñu daal di jàll nag ci li nga xam te ne moom mooy championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 le tirage ce jeudi. voilà demain la ñuy amal tirage au sort bi lu jëm ci wàllu éliminatoire yi ñuy dem ci championnat d'Afrique des Nations Fama boobu compétition mooy dajale joueurs yi nga xam ne seen championnat local la ñuy jongante maanaam ñi nekk fii di fi jongante ñu dajale leen ñu def benn compétition Sénégal nag mi ngi ci wàccaay gi ak seen nouveau sélectionneur di Pape Thiaw ñu ngi wéyal stage yi boobaak léegi ci wàllu préparation kon ñi ngi koy xaarandi ñu xam ñan la ñuy dajal ngir mën a rek xëccoo dem ci wàllu wu ni mel Sénégal nag ñaari rek la ci mas a dem muy 2009 ak 2011 ñu ñuy xamal ci ay xibaar kan ni dinañu jongante ak Gambie match xarito le 10 juin la ñu ko daal di jàpp waaye ñu fàttali leen ni rek cérémonie bi dina am ca Caire légende algérienne bi Jamal Medad nekk meilleur buteur ak vainqueur u CAN 90 ak Algérie dina fekki rek chef de compétition u CAF Khaled Nassar ci chaîne bi ñoom ñooy amal li di tirage bi di wax leneen lu ci yees tamit day jóge ci 16 équipes dem ci 18 équipes yokku nañ ci ñaari équipe ci wàllu éliminatoire yi day am solo ba tey ci li nga xamante ne si moo jëm ci championnat d'Afrique yooyee di fàttali rek di Sénégal kon Fama mi ngi ci wàccaay gi te day dafa war a wàcc bu baax comme ni ñu koy waxee chaque fois on a des talents des joueurs talentueux on a crème boo xam ne wax nañu mën a bu yu ni mel amee ci wàllu Afrique ñu say daal di teew buñ ca teewul rek gâchis lay doon. waaw buñ ca teewul moom day xaw a ñaaw d'autant plus que 2022 bi moom suñu année la. nañ ko wax rek nag suñu ay joueurs ay jàmbaar lañu. suñu champion ñu jël titre champion d'Afrique ah di ñaan yàlla jël titre bi nga xam te ne mooy coupe mondiale bi exactement donc bii moom nañ ci góorgóorlu rek ñu daal ci am taxawaay mais soxna. man dama seetlu xaw ma ndax nii lay demee. mais championnat yi dafa tegloo comme par exemple coupe d'Afrique. ñu ne déet coupe du monde bokk même année. même ba ca ligue yéele sax champion ligue des champions. waaye championnat anglaise ak yeneen dafa bëri quoi affaire yi. lan la compétition yi ñoo bëri. waaw mais xam nga Covid bi dafa mën lu mu joué xanaa. waaw Covid bi joué na ci coupe d'Afrique bi parce que on a joué la CAN 2021. atum 2022 lañ ko joué mais c'est la CAN 2021 tout à fait. Covid bi moo indi woon xëy na mu am benn yeexitalu commencé mais xam nga lu jëm ci wàllu coupe du monde c'est chaque 4 ans kon compétition bi day tombé bu dee CAN la chaque 2 ans la comme li nga wax Covid bi moo indi woon ñu pousse ko ba mu xëy na daje ak yeneen compétition yi mais yeneen compétition yi moom date yi mu doon am ba tey ci lay am en tout cas bëri na ndax at coupe anglaise ba ma seetaan keroog te Sadio Mané City kii ko. waaw mi ngi noonu daa xam man nag nee naa la sa rubrique bi. Premier League bi. waaw Premier League City jël ko voilà gis nga loolu. dama teg choc sa kii bi daal yow sa domaine. mi ngi noonu ñu jàll ci Ballon d'Or le vainqueur connu ce 17 octobre leer na ba pare. voilà Sadio Mané. Ballon d'Or. leer na. waaw kon xel dal na. non dama ci xawoon tiit nag. yow xam nga tubaab bi dañu bëri pexe. mais xawoon naa ci tuuti soxna ñoo ko jox Sadio Mané Ballon d'Or.
mais mooy yoon. mooy suñu ballon d'or fan la malaaka amin dinaa ne amin nañ ko jox on lui a décerné le ballon d'or Sadio Mané quoi qu'il en soit il le mérite voilà c'est ça kon le 17 femmes ñuy xaarandi ci diggante bokk na ci daal ñi nekk en pole position mooy di Benzema ak Sadio Mané di fàttali rek ni ñoom samedi ñoo war a daje finalu Ligue des champions on a même dévoilé le ballon bi ñu war a jouer da ciy am solo tamit comme ñàkk nañu lu jëm ci championnat bi mu fexe ba moog Liverpool ñu gàttu ndam li xëy na dina am lu muy jouer ci xëccoo bi muy xëccoo ak Benzema xam nga tubaab yi ñoom comme ñun ñu coloniser dañoo saay-saay ñoom seen i doom ak seen i média ak seen fépp ñu ngi jéem a propulser kii di Benzema waaye tamit da ciy bokk ci li nga xam ne moom mooy performance yi nga def sur le terrain moo xam en club moo xam individuellement day jouer également. gis nga sax ne Fama nga dafa am benn image bu ma gis ci Facebook bi maa ngi ko doon doog a gis mais ay retaan la ma jàpp. en même temps dafay wane lu bëri dañu bind Messi ak Ronaldo kenn ku ci nekk sa nombre de lettres correspondre ak sa nombre de ballons d'or. je sais pas si c'est vrai ou pas mais noonu lañ ko bindee nañ ñaan rek Sadio Mané moom itamit na ko teg leen noonu. ci nombre de lettres mi nga xamante ne moom moo nekk ci turam. donc parce que mérité na ko defuñu fi loo xamante ne moom defu ko fi quand même. teg si mën na football. il est très patriote. il se donne ñun rek lim ñu bégal. ak yenn engagement yi nga xamante ne xoolal suñu dernier but final ba rek ak qualification coupe du monde yooyu yëpp day wane ne que bëgg na réewam jom ak fulla donc at mbaaxam bi muy def ci dëkkam donc loolu bu ko yàlla fayee rek. ak gëm boppam sax bi muy doxee. wane ne Afrique quand même am nañ ay valeurs. am nañu bëgg am nañ fu ñu bëgg a yegg. te mi ngi ciy dox incha allah dafay yegg sax. dëgg la Passman da nga doon football yow. waaw football waa dafa mel ni daf may jox Cheikh Sarr. Cheikh Sarr mel ni ku xamul dara ci football daal football. waaw daa mel ni bëriwuma ci xam-xam de. football moom daa mel ni bëriwuma ci xam-xam. nawetaan daal laay seetaan waaye football bëriwuma ci xam-xam waaye daal en tout cas nañu suñu ah. waaw nawetaan rek laay seetaan man. waaw si nawetaan rek laay seetaan man nawetaan daal moo ma ñor daal. équipe nationale yu saa yi sax ma seetaan ah. mosoo football. ah ku mos a football amul mos naa football. mais dama la dégg nga ne da ngay seetaan. waaw non mos naa football xam nga temps bi ñuy def ay 2 mi-temps 4 tas. xam nga loolu soxna Fall xam na ko. 2 mi-temps 4 tas temps yi laa doon football. 2 mi-temps 4 tas ay 92 13 ay 14. temps booy la. 2 mi-temps 4 tas. temps yi ñu dóor corner fekk ko fa mbëgg ko. ah soxna Fall temps yàgg na dóor corner yow mi ko dóor yaa ko fa fekk mbëkkaat ko. da ngay da ngay mën a da ngay rappi da ngay gaaw. loolu kay xam nga temps yëpp amoon na fi buñ la génnee nga nangu sa kii sa bal sa bal. temps yii laa doon football waaw dugg na am duggul temps yii la woon. yow kon jàpp ko foofu noonu mooy temps koo di liital rek. temps koo di liital waaye kat bi naan koo di liital man ku ma bëgg nga bëgg ko temps yii ñu ngi doon football. am na solo ñoo teel a bàyyi football nag. heureusement on a Soxna Fall ñu tënkal li nga xamante ne moom mooy information bu sport bi nga ciy jëlewaale xam-xam rek. waa sport ndax ñu man xaw ma ci benn. sport même sax di sport nii sax billaay gëj naa kaa def man daal waaxu rek. man daal bu ma daa xewul moo tax gars yi war nañ di ma ramasse de dugg suñ koñ di ramasse may daw. Soxna Fall ñu woy dernier point muy basket et karaté benn ramassé wu information bi. voilà di fàttali rek ne Ligue conférence ci Europa League tey la finale bi 19h Feyenoord ak AS Roma dinañ ci daje ñu waxtaanee wàllu basketball. ci jigéen ñi 11e journée avancée kon lañu daal di tollu tey jile Guédiawaye ak ñi di waa CMT dinañu ci laale Jaraaf ak Saint-Louis basket club ñoom ñoo ci war a rek daje laata rek ëllëg ñuy dem ci quart de finale coupe Saint-Michel tamit ñu xool programme bi nañ lay daal di tëddee kon bokk na ci ñi di Douane ak Port 12h 14h JA ak Asfa Duc ak Bopp Uzo ak Ville de Dakar kon dinañu ci rek daje karaté la ni addu waxtaane jaloore doomu Sénégal bi di Talla Konaté bu sport point kon sensei bu Louga moom moo rek gàddu médaille d'or bi ca championnat de karaté yi doon am ca New Jersey ca États-Unis ci catégorie am day am solo ñuy fësal doomu Sénégal yi jàmbaarte gi ñu nekkee moo xam ci réew mi ak ci biti réew di ko féliciter bu baax parce que jaar na
ci Saalu je ne sais pas nag ba xam ko mooy papaam wala lanu papaam la. Saalu Kona ci Louga. waaw jaar naa fa c'est la même famille en tout cas. Saalu Konaté. Saalu Konaté karaté waaw day nekk lu am solo loo xam ne c'est une performance quand même. pour ce jeune talent. Konaté dem États-Unis représenté. le Sénégal jëlee fa ndam. ay yow yàlla na ko jikk te yàlla na ci yeneen daal di topp drapeau Sénégal moom fépp fu ñu ko yëkkati rek ak ku mu munti doon ci discipline yëpp yàlla na la ci yàlla may ndam te xam na ne que ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal ñu xam la ñàkk la xam soxna. mu nekkoon mbégteeg bànneex. jërëjëf Fama. xam nga ñun dañuy am ñaar ci yow. information yi. waaye amaale sa taar macha allah am sa ree ju neex. ñun daal yàlla sédd nañu nag. te loolu la internet yi daal di wax macha allah ñoom ñëpp ñu ngi lay béggee suñu diamant noir bi loolu lañ lay wax Modou Lo mi ngi lay nuyu bu baax a baax. Idi Diouf nee na sama soppe bi Soxna Fall. yéen ñi ñuy suivre ci Sen TV l'officiel amuñu seen fay yéen ñëpp nuyu nañ leen Badou Ba. sama doomu baay nuyu nañ la bu baax a baax Idi Diouf Modou Lo. Khalifa Ababacar Mané ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Zeyna Roxe yow it nee nañ la coiffure bi nice na. donc Soxo. jaajëfal nañ la merci beaucoup. jërëjëf ça a été un plaisir en tout cas dinañ la retrouver vendredi incha allah nga andi ñu yeneen i xibaar yu ci wàllum sport dañuy wéyal ba tey suñu plateau suba teel andi teg suñu góor man bu waxee ba pare des fois bu ma ñibbee laay comprendre li mu wax. tellement que wolof gi day xóot waaye jàngat kese la mu di Pausman na lañ ci àndal Pausman. wax jaa xóot. ndax lan mu xóot wolof xóot na nag. wolof dafa metti. waaw ndax ay tubaab ngeen. xam nga ñun xam nga wolof bu judd waaw ndax xam nga dafa ay tubaab ngeen. lii may wax yow wolof la. ndaka waaw wolof la waaye wolof bu xóot bi xam nga boo yaroo ca àll ba. doon doomi mag. mas naa laa wax ni saa bàyyi 66 ans magee la ma magee. macha allah. waaw te duma caatam teg ci. loolu lekk bu wér la. waxee ñun ci aliments yu riche yooyu. 18 ans pour ñu wér. pour xam nga mag ñi bu njëkk ba dañ doon dundee. mag ñi dañ daan am ay séet xale yu ndaw góor tant que mi ngi amee séet day juri doom. góor bu demee ba am téeméeri at nga may ko séet 17 ans day jur doom. yàlla leen ko def waaye nag góor ba am téeméeri at nekk aaw ba am 80 ans aaw ka borom 80 ans mënta jur doom. kay yàlla ki pexem na. waaw yàlla yi pexem de dañoo wax xam-xam la ñu waxee ba yàlla yi pexem. xam-xam yàlla mën na lu ne. waaw waaye ren di gilam jaaxal ko moom. ñu doy waa di yeneen am na ba noppi am na ba pare ba jëm mag ba màgg. waaw ay doom mënta doy barke njaboot. kër yi ñu fiy dégg ñuy riir ñëpp dañoo bëri njaboot. ñenn ñi jur nañ 66. ñenn ñi jur 70. ñenn ñi jur 54. ñenn mosoo gis kër gu fiy riir am ñaari doom. déedéet góor gee ñaari doom la am këram di riir bëriwul de. yooyu am na de. am na de waaw. mais xanaa dëgg nga gis ko am 70 ans. mag ñu bëri am nañ 66 doom muy limu allahu ismu zaat 66 doom. dañuy jaboot de. macha allah yal nañu. 66 bant. dama ko ne woon mu wàññi bant yi. mag ñu bëri am nañ ko. si ñëpp bu njëkk ba. waaw bu njëkk ba. macha allah bëri soxna. bari te amul woon calcul. ndax dund gi nekkul woon ak jafe-jafe. waaye bi nekkul woon jafe-jafe. ñoom ñëpp dañuy bokk te dañ doon bay dundee. dëgg la loolu am na ñu nag bu ñu yaroo ca kaw ga daal di macha allah di maas suñu papa yi mag ñu noonu ñuy wax ak ñun dañuy dégg wolof. te wolof nag balaa nga kaa dégg da ngay xam ñaata naata nen ak ñaata nen la naat nen ak ñaata la naat bi boof ak ñaata la gedd ak ñaata lañu omelette ak ñaata la baxal. boo ko xamul du sotti. dafa mel ni Moustapha moom li ngay wax xam na si dara suñu invité tout à l'heure waaye Pausman lii nii bu ñu wàccee da ñu koy wax. comme ça ñu mën a jàng wolof. mais tey dañu bëgg nga waxtaanal ñu ci ki nga xamante ne mooy. Serigne Abdou Lahad Mbacké. dafa am benn wax bu mu waxoon. maami May soxna May Mbacké. maami soxna May Mbacké ak soxna Sooda Mbacké soxna Sooda ak soxna May doomu Serigne Sidi Mbacké lañ mooy xalifa sëñ Abdou Lahad. maami sëñ Basirou Touré tamit doomu soxna Tahiratu Mbacké la soxna Tahiratu lañu dénkoon Serigne Alay Cheikh Touré ca gin gi ne mu am ci Basirou Touré di ko ziar baax a baax sëñ Abdou Lahad def ne dañ ne ko. sëñ Abdou Lahad dañ ne ko ndax ñaanu ndey gu nangu ak ñaanu wàllu yu ban moo gën ci ñaar yooyu. sa ndey ju nangu ñaanal la nga am ndey ju baax mu ñaanal la nga am ndey ju liggéey mu ñaanal la nga am ndey ju nangu mu ñaanal la ñaan boobu mu la ñaanal ak ñaanu wàllu yu ban moo gën Baay dafa déggoon isaan dafa déggoon hakim la mu ne ko amul ndey ju nangu ju la ñaanal doo tasanteeg wàllu yu ju la ñaanal waaw bala ngay tasanteeg wàllu yu bu la ñaanal da ngay am faaw nga am ndey ju baax ju la ñaanal waaw kon bii mooy fondement bi kon boo amul ndey ju nangu ju la ñaanal doo desanteeg wàllu yu bu la ñaanal
kon ndey ju nangu ndey ju liggéey ndey ju baax ñaanal la mooy fondement bi ndey dafa am solo lool xanaa xamoo ne ñaar buñ séqee benn liggéey te bu yàqoo ñu jiiñ ko kenn ki ñu koy jiiñ war naa def attention ndey ak baay ñoo séq liggéey bi te bu yàqoo ñu na ndey jëla fexeel ba sa doom ji ñëpp jur ko waaye bu dee yow danga ko jur rek baaxul da ngay romb am mère ay waaye suñu doom ji waay ay waaye ba ñu boo baaxee doon doomu ñëpp ngay baatare moo tax nit ñee bëri ñu baa doon la te am nañ fulla tamit booy tiital sa baay di wut di agresser nit ñi ku la gis daal di fëx daal di daw kenn bëggu laa jur nga doon sa doomu ndey gese ndey ma ko liggéey ndey jaa bon ndey jaa nangam waaye bu nekkee am nga teraanga nag ñëpp daw ne suñu doom la ndeysaan moo tax toujours kon na ndey ñu di góorgóorlu bu baax a baax ni ñu góorgóorlu moo di ku fi boofal ki ngay sëyal la ngay jur gileem lay nirool waaye ku fi siggil la ngay sëyal la ngay jur mbott lay yamal te mbott day dotti maanaam ku tarbiyu ki ngay sëyal da ngay jur ku mel ni gileem macha allah xaajal leen ko mu ñëw mbooloo moo dem ñett nit nga fay fekk am na ñuy xaaj ak ña ñuy xaaj ak ka ñuy xaajal mu ñëw waaye jamono toll na foo xam ne tamit Pape Ousmane nga baal ma rek dinañ jiital alal ba tax ñuy xaajal nit di ko darajaal fekk la mu yor wala la mu leen mënal moo tax am na tamit ci jamono ndax nday dina xëy sax doom du gont ba tey rek bokk na ci ndey ko liggéey tamit. waaw ñëwal. ma ne ba tey loolu itam ndey ko liggéey ndax xam nga tey daraja yóbbu na nit foo xamante ne ak dërëm bi ak alal ji. ba ñu di ko xaajal yoon. kon kooku itam ndeyam am nañu part de. xam nga gars yi da cee nekk. ndey dina liggéey. dina jaar. doom du am alal. dëgg la liggéey ndey du alal. alal rek. bu bëree suñu réew yi léegi dañuy jaamu alal. dañuy privilégié mettre ko au devant de la scène. loolu itam daf ci bokk. léegi li nga am la ñuy jaamu. alal kon foofu xanaa ndeyam liggéeyulu ba muy xool ci alal boobu noonu li soxna wax dafa nekk loo xamante ne danga ko fiy gis bu baax a baax yow mën ngaa mama gën juddu ku ne macha allah ëpp ko valeur waaye nga ne tekk toog ñu xeeb la ndax sa coli dëgg la aj ko xamante ne yor bokkoo liggéeyu ndey mooy mbedd moo sóobu rek yeggali ko bëri na borom milliards yoo xam ne mbedd bu dañuy làqatu sa guddi dund kaña la ñuy dund dañuy làqatu ndax fu ñu génnee yet wa daal am na ñoo xam ne ni milliards yu ñu yore immeuble bi ñu yore bu ñu génnoon àq yi ci nekk danañ jaay terrain bi ba pare topp leen kon mbir mi du ay milliards du ay alal mbedd moo jub sóobu ko la wërsëg séexluwul kenn barke moo jara ñaan barke Alaaji Abdul Aziz si li mu fi bàyyi bëriwul da baax tey boo demoon mbokk suñu fàllu ñaan la li mu fi bàyyi bëriwul kenn bawu fi ay milliards te ba tey seen bàmmeel dañuy joxe dépense barke moo mel noonu kon barke moo jar a ñaan te barke dafa bëri kersa ba buy du dugg day waaj ndax bu duggee dootul génnati bu mukk foo fekk njabootu su maam maaram dañ leen di toppatoo bu baax di leen teral bu baax foo fekk njabootu nit ñu baax dañ leen di teral bu baax kon barke gi noonu kon bokkut ak wërsëg bokkut nit ñi nag léegi wërsëg la ñuy jaamu topp wërsëg lool kon foofu du liggéeyu ndey barke la macha allah jub lool mbedd moo sóobu rek yeggali ko moo tax keroog ajjuma bi passé bi ma demee Léona Niassène maa ngi ni ziar bu baax Serigne Mouhamed Niass imam muy maye doom bi ñuy wax nen na Niass di ko may Cheikh l'Islam maam Baye ma ne ko nen Niass da nga fexe ba jur garam bu jur sous-vêtement yomb na sous-vêtement parce que comme ni ma ko waxee sànq bëri nay bën te xaaju guddi mu fatu ji kon jur garam bu mooy waaja mooy mag ñu baax ñi fi nekkoon seen yaay yi cëy la mu am cëy la mu daj cëy la mu am cëy la mu daj kon jigéen ñuy sëy soxna nañuy fexe ba kaddu yi nekk ci biir kër gi ñu jox ko seeni borom kër ku jigéen ki bu amee kaddu bis bu doom yi màggee kaddu gi da koy réer xanaa xamoon ne ginaar sax boo ko yekkalee sa borom kër baat ba ñëw ci rek yaa ko rey ginaar boo ko yekkalee sa borom kër ñu muusal ko saaf ko moo gisul baat ba yaa ko rey borom kër moo war a lekk baat ndax baat ci kër gi borom kër moo ko war a yore baatu ginaar ndax baatay sëy baat bi da ngay xëccoo baat bi bu baax bis mu la takkoon ñu xeex ci ndax baat bi maa ko moom man mi ne mu nga xëccoo xanaa ñu séddoo ko te teewul dama lay dem séddoo baat bi dama lay dem man xanaa fu mu dem ñu séddoo baat bi waaw baatay sëy baat bi sëy baat bi maa ko war a yor maanaam waxin la mun ngaa kii baat bi sax mais teraanga ji xam nga cër la parce que baat mooy sëy dañ naan jigéen bu jaayoo ni mu ko neexee mu jaree ni mu ko neexee na sëy ni mu waree am na ñoo xam ne dañuy jaayoo ni mu leen neexee jaree ni mu leen neexee waaye da nga war a sëy ni mu waree
waaye boo jaayee ni mu la neexee jaree ni mu la neexee sëyee ni mu la neexee doo am doom jala neex. Wolof Njaay danaan ku ñuulug sa jëkkër sax yekk sa doom. yekk sa doom ndeysaan nañ bàyyi Wolof Njaay waaye di wax gëy wolof gëy. jigéen daana tëdd ci ëtt bi. wala ci penc mi doom tàbbi ci teen. du tiit te du rafta du jóg ñu ko sa doom jaar tàbbi ca teen ba de mun a dara du ko jot. wallaahi ndax xam na ni lim nangu ci biir kër gi. dëgg la doom mënta kiyee noonu mënta demee noonu. mënta demee noonu man fekkee ne xam nga téeméeri dégg naa benn maa fekkee ko mën. te wax day tungoom seede. te gin gi neew xale bu dugg ci teen ñu génne ko ba muy waaj a egg si xale bi rëccaat duggaat. ndax ba tey dara jotu ko faful sax. dafa am waajur bu baax rek. waajur bu baax dafa am solo. kon daal ñu bëri di rawantee waxuñ na nag ku daanu ci teen dee sa waajur baaxul waxuñ loolu. ndax ku nekk fa nga war a dee am na. mais yu bëri yuy dugg te doo ci faatu wala doo ci dara du la ci fekk ndey ju baax da koy feeñal. parce que man wax nga lu am solo mooy que du ku lu la nattu dal rek. nga ne ndey ji la wala bàyyi ji la ci lenn. ndax man woyu boobu dama ko dee bañ sax. soppluwuma ko plutôt mooy ku mën sa ndeyee tax ku mënul dara. sa ndeyee tax donc peut-être dañ koy taasoo neex na lool. waaye peut-être mën na bañ a nekk doon li gën quoi. waaw mais day am une part de vérité tamit xam nga dafa am loo xamante ne boo ko liggéeyee la sa doom ala kulli aal day feeñ. maman Ndeye liggéey na doom këpp nag. waaw mais des fois am na koo xam te ne di nga ne kii di jëlul waajuram yi. guy dina jur xetax dina am yenn saay sax mais gis nga boo demee ba ci cëppaandaw ja. dégg xamul dëgg. dee doxal waay man ay sa. dégg mooy noonu la ñuy waxee. dégg jam yooyu. moo tax ñu ni guy dina juri dégg. du wala jàppale waaw donc yow pour te dire que rek ak lu mu metti am na loo xam ne boo ko defaralee sa doom day yàgg rek mais ci pàndaw ga da koy gis. dëgg la jigéen na góorgóorlu ci biir néegu sëy ndax dafa am solo. ñoom doomu diwa nga nële ñu ne diwa nga nële ñoom diw. waaw loolu sa ndey la koy liggéeyal. loolu am na danañ jigéen gàttal tànk gàtt kàddu. xam nga tey yaay dana liggéey ba liggéey bi baax. jëkkër ji ñëw yàqu ko taxamuñ loolu pour ñoom mbir mi yaay kese la. waajuru bon ci ku góor di la muulu di la wax lu bon sa liggéey day yàq sa liggéey ñu bëri seen liggéey yàqu na seen gàllaaj toj na te seen yaay seen papa ñoo ko def te seen yaay ku baax la su bokkul ma la doo tekki doo béjjaaw doo am nangam da nga torox te waajuru góor laa mi ñam sa waajur la te ku jigéen ku baax la moo tax ñu bëgg jigéen di tànn jëkkër ju baax parce que sinon li nga liggéey da koy yàq. xanaa xamoo ne am na lu mu bëggoon wax sax. waaye sens la Pape Ousmane parfois nit dina ñëw ci yow labat la. wala même su la labatul sax ñëw tax la wan la jikko joo xam ne day dal sa xel. ñëw nga dugg ba ca biir mu indi coppite am changement boo xam ne lëndëm googu da ciy am chance la rek. moo tax boo àndut ak muñ. akub dal xëy na akub tey rek danga boo moytuwul di nga sànku. moo tax ma ne man pour man saa bu sëy waree tas dañ koy tas. Sénégal ñoo xamul tas. saa bu sëy waree tas dañ kaa war a tas. xasit la ci ñoom. bu tasul nag moo tax nga nekk fa di jur ay doom yu bon. ndax sa xolay tàng. waaw góor couple saa buñ xuloo di xuloo ci digg ëtt bi ñetti yoon bu ko seen doom fekkee gàllaajam day toj ku sa gàllaaj toj macha allah dootoo amati lu baax doog amati. moo tax Ousmane beneen yoon ñëwal ak ñun ci comme li nga wax rek. que sëy bu naree jeex day fay jeex. loolu nga yàttalal ñu ko beneen yoon incha allah. ndax waxtu bi def nañu nii. waxtu bi dem na. xam nga yow sëy wolofal dafa neex ba suy dem sax duñ ko yëg. kon léegi. fi may tëjee mooy. waaw léegi gannaaw bi nga xam ne am nañu waajur bu baax. léegi nañu góorgóorlu ci waajur yu baax yi. ñun xale yi. ñu bëri na koo xam ne waajuram day baax loolu mais du ci góorgóorlu. loo am daw yóbbu ko ci sëriñ si wala doo yóbbu ko ca maama nii te fekk na sa waajur mooy sa sëriñ. te suñu maam Alaaji Mustafaa Sarr daana wax ne boo amee junni joxoo ko sa waajur wala say doom. yóbbu ko ci sëriñ bu la tëflee. tuberculose nga cay jëlee. tuberculose feebaru sëqat yooyu. kon waa tuberculose wala tuberculose. nga de kon nañuy fonk suñu yaay bu baax a baax comme que suñu yaay yi baax nañ. man da wax dëgg yàlla dama naan ci àdduna bii. gisuma ko moo fi gën yaay. Sarr Badio Rab Janaay Sarr. Xaadima Awa Sëriñ Guyaar yi ñaar bu la ko nit gënu rek gënu la. aaw ak yaay ju baax. dëgg la sama yaay baax na sama aaw baax na lool. man bu la gën taw tamit moo la gën fuuf. kon fi may tëjee moo di ku am yaay ju baax des koy sagoo. ndax boo amee yaay ju baax bu sagal sa yaay ju baax loolu aayul.
mu sagal sa yaay ju baax loolu aayul. ndax boo amee yaay ju baax sagoo ko dem di sagoo yaayu jàmbur tamit yaa ngi def erreur. nañu roy ci mag ñu baax ñi. nañu roy ci mag ñi mel ni ku mel ni soxna maam Fama Thiam. yaayu sëriñ Imam Mohamed Niass. soxna si maam Khalifa Niass kon daal Fama. néegu say faaleel goro fu ngeen njëkkee kon ñu falal say biiri maas bul fay bul fuy mbaa ngay fo lu ko mooy boo faatoo ñu fàttala nijaay du morom ab sang la. saxal ci ndigalam tey moytu ay tereem billaay lii boo ko defee loo jur mu barkeel. tànk bu gudd laa mi ñu dang boo bëree dërëm itam doo am ngërëm. gumba tëx lu dem moo la war ndegam ba nga mucc màggatum yor suur kilo yekk lii ba tanaan ceeb bi daa gom lu jaay nga lépp taxu yoo gontoo dëkk xul toog marsa neexul jigéen bu firéem réew lu dul wëñ du mandootu muñ boot waa léew muñ laaj xam ku muñ cere ju neex jigéen ju baax a koy mooñ reex la naa ku reqatee te yaa moom ko aña bañ ko seenu kaw far naa luum yooyu wolof yu xóor la kon tàggatoo baa nga tàggatoo bi neex na lool te xam nga li la ci ñaanal comme mënuñu laa weexal nii yàlla na la yàlla may ñetteel gi nga bëgg wala ndeysaan en tout cas kontaan nañ am naa jigéen bi anniversaire ba nga dugal ko wala booy tëj waaw bu may tëj ma ñëw ay anniversaire am na roxee taggal ma maman waaye kenn du moom billaay Guèye Ndioro maman Ndeye Guèye nuyu naa ko bu baax a baax sama yaay jooju moo paree dama ciy teg madame Ba suñu yaay ju baax moom itamit nuyu nañ ko bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér allahumma amiin ñaanal ko suñu yaay Guèye Ndioro moom tamit kenn du moom uuf ñu mag roxee man sax maa ko gën a roxee suxu yàlla yaa mam yàgg Fall njëge yaram man xam nga bété Fallin laa yaay Fall Baye Fall ma Kumba Fall mu nga ca Louga kër Serigne Bara yàlla guddal fanam ak mboolem yaay allahumma amiin man nag mu ci nuyu madame Ba bu baax a baax ajaratu Ndey Fatou kenn du moom moom itamit waaye Adja Seyni sama yaay la Adja Mbiri Adja Rama ak sama yaay ju baax ji nga xam te ne maa ko gën a roxee gudd fan ak wér rek lañ leen di ñaanal dañoo bëri yaay nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla fay ko liggéey ci tawoo suñuy yaay la tamit yoo xam ne def ci man cikko def ci man gore def ci man doylu Adja ko liggéey xadigéey benn tali macha allah kenn du moom barke Sëñ Saliou yàlla jàmmam yàgg yow it ñu kii rek ñu comme ça ñu duggaale ci sa rubrique benn yoon comme sama yaay lu am solo sama mag laa fi am mooy suñu yaay ñu ngi mën a ak seeki jéeri déggeen bàyyi ak may sa déggeen bàyyi kon joor ak coro njaay tàdd na nu jéeri fetal ma ngeen neex yàlla sa jàmm yàgg loolu rek la ñuy duggee ci li nga xamante ne moom laa indi tey Fama la question de l'argent et du paraître. exactement soxna junj na ci léegi. mu jëm ci wàllu koppar gis leen ma ak li nga xamante ni itam mooy xaalis yóbbu na réew mi fi nga xamante ne tey jii dafa wulee ñaay bu ñu xoolee rek jarul ñuy sori Xaasim Ba mi nga xamante ne moo faat ki nga xamante ne mooy Kiné Gaye di xale bu ndaw soog a dugg ci néegu sëy wax dëgg yàlla mu def ko lu ñaaw faat ko ndax dërëm. la pression sociale mais li nga xamante ne ñu ngi koy teg nit mu nekk lu metti am jabar. moom nag xaw ma ndax moom it buñ xoolee ba ci biir ci li ñu liir moom dafa mel ni ku coutumier des faits maanaam kuy faral di def yu ni mel. ndax li tax ba muy takk soxna Sam soosu nga xam ne dafa wasin bërki démb ba ñuy tudd doomam ji mu dem rey nit ngir am téeméeri maanaam 500 000 francs téeméeri junni donc mu nekk mbir mu doy waar moo xamante ci jamono ji daal ñu ngi koy am seetlu rey yi bari nañu lépp rek ndax wutum dërëm boo demee ba ci biir nga gis itam ki nga xamante ne dañuy këf ay bagaasam lan moo ko waral pour mën a faj soxla loolu daan nekk na Fama loo xamante ne doy na waar ci jamono ji nga xam ne ñu ngi koy dund donc di nga gis koo xamante ne sax day takk jabar dem lebi xaalis moom kii moom dafa dem luubal dem lebi xaalis ñëw def ci jabar ji amaana dina xam wala du xam ndax waa ji jomba ñaaw ji muy jaay bu demee ba ci biir itam du ko wax dëgg mbir mi continuer ma teg ne looloo neex dem ba yàlla indi ko ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la jànkoonteel tey jii ba yoon teg ko loxo waaye yoon teg ko loxo itam waajur bi nga xam ne moo ko jël am na itam une part de responsabilité ndax itam mënoo def lu ni mel sa yaay di la ci jàppale coow du am ñuy wax yow la wala du yow sa yaay dina day ngénte sa jabar yi nga xam ne moo taxoon nga dem def lu ni mel safaanoo ak li nga xamante ne moom moo war kon ñu dellu si waat suñu xel bu baax ñu nga xamante ne ñun ñooy yaay yi nañu bàyyi di teg suñu doom yi lu ñu amul mais tudd mi ngi fi tudd mooy lan rey nga sa xar tudd nga sa doom am nga 50 000 boo ko amee mën nga jënd xar tudd sa doom dem toog maman mais fokk nga dem wëri loo xam ne amoo ko mënoo ko nga ne da nga koy def pour ngis sal xam nga li am ci man ci sama xalaat bu gàtt seytaane ngi dox ci biir réew mi jamono bi dinaaw di dugg ci nit ñi parce que tey moom boo xoolee kaawam certes nag li ñuy wax rek peut-être pression wu jabar ji ci lijjantil xam nga jigéen rek nu mu mel xamuñu ndax boobu c'est avéré vrai ou pas mais teg na ko pression ndax xam nga ne bu mu génnee ba jot ci xaalis bi lan la njëkk a def
ne ko c'est réglé message ci lu ñu wax donc peut-être nekk na loo xamante ne li mu wax pression de la femme pression wu société bi mais tamit gis nga nit da ngay muslu li ñuy wax del ànd ak njàpp di ànd ak yenn yi di moytu di bañ a seytaane gaaw la dugg ndax tey 37 coups soxna kooku mën a jam kooku waxuma lucide ndax moom il était lucide mais peut-être am na leneen loo xamante ne envoûté na ko dugg na ci moom mën na am loolu mais thèse boobu ay jabaram moo ko teg loolu man nanguma loolu parce que bi muy takki jabar boobu takkagu ko xëy na dafa dem labat ko moom moo dem peut-être di wane paraître boo xam ne nekkul ci moom mais nee nañu bu muy takk jabar xam nga nag sénégalais ci dégg même bu muy takk jabar dafa wax na ne que dañ ko sàcc tel montant dafa teg dil toog ci waa dafa teg dil loolu laay dikkaat moo tax ma ni la li ñuy thèse bi ñu indi que ni jabaram moo ko teg pression mën na ne comme mën na bañ a nekk parce que nit ki tamit da ngay def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw ba muy bëgg a takki jabar booba xale bi xamul woon ci lu mu nekk xamul fu muy wuti xaalis dafa dem wuti pour wanewu ci boppam dafa bokk ci société bi loo xam ne itam daf ñu sonal naam bu fekkee li nga wax tam mën na nekk ci loo xamante ni si am na ci jamono waaye tamit xale yi dañuy bëgg lu ñu amul te nanguwuñoo peut-être parfois liggéey ko doylu voilà wax bi yëpp mooy doylu xam nga àdduna bu fekkee ne dañ laa jàngal doylu te nag de ba maanaam ba nga nekkee tout tànk ci éducation la bokk yow du ne par exemple tey Fama sama xarit bi am na montre man te wër naa ko am déedéet boo ñëwee ne Fama dafa am montre dañ la daan duma sax ne la pourquoi ngay xool montre Fama la mu am da nga xam naka la am def ba am ko góorgóorlu nga jàng tekki ëllëg jëndal ko sa bopp donc lu mel noonu boo ko inculquer sa doom ëllëg du jël bëtam bi luqati ko daal ne man wër naa am lii te peut-être moom dafa am folie des grandeurs xam nga boo amee maanaam loo gis rek bëgg nga ko bëgg nga mel ni ñëpp yow amoo ko mënoo ko da ngay dem sàcci da ngay dem sàcc pour am ko wax naka def naka sa dul noonu pour mën a faj sa soxla mais loolu man du ma ne responsabilité ci jabar ji la xale la xamul dara kooku boo ñëwee woon ko ne ko lii laa am mais dégg yëm ne lii nga am au fur et à mesure ngeen di dem ngay yow tam ngay yaakaar ne tout le temps mën nga ko téye ci poñ boobu lii laa am di ko woon lii laa am fii laa toll mais boo demee ba ci biir sam waay da ngay mbëkk miir bi nag mënut a weesu wax dëgg yàlla nga ñëw rey koo xamante ne yoonam nekku ci ba pare yàlla may la nga nekk ak moom di liggéey tey jii amaana nu mu doon demee bu waxtaanee ak moom du ñàkk ki ne ko am téel ci lii mais comme dafa tàmm luubal tàmm di wuruj kooku day yaakaar ne noonu la war a demee noonu la mën a demee mais tey nag vraiment bëgg na miir bi te nekk na loo xamante ni ci jamono daal wax dëgg yàlla du nuyu au passage sax Mohamed Diop sama naataango fii ci biir rédaction bi ak i soxnaam donc mu nekk loo xamante ne vraiment nit ñi war na ci am taxaw seetlu bu baax a baax a baax parce que jamono toll na foo xam ne mais nit ñi ñoo jiital dafa mel ni nit ñi léegi ñoo jiital alal ci lépp lu ñuy def sax laay wax waaw alal la leen jiital plus ou moins ci lépp lu ñuy def parce que dañu naan bu ma amul dërëm du ma tekki mais ni tekki na te amul dërëm dëgg la parce que dañuy yaakaar ne fi mu nekk ni soxla yu baree dëgg la alal mën na ko régler de mais du lépp am na foo xamante ne ba fa tolloo alal bi du la mën a dara nit nga am nit moo gën nga am alal parce que alal ji nit ñee ko yor démb def na reconstitution des faits waaye loolu soxna yaakaar naa bu mu duggee ba ñu joué laa too ko li mu def foog naa foofu moom li ñuy wax rek fekk na jëf des larmes de crocodile sax yooyu dafa génne franchement parlant soxna parce que am na loo xamante yow boo ko defee ak sa lucidité nga prémédité ko xalaat ko ñëw def ko ba pare ñu ne la dañ koy ñëw reconstituer maanaam ñu ne la nga defoon delluwaat ci nga toog ne da ngay jooy non mais maman jar na jooy nag aussi xam nga soxna teg diil rey nit koy ngénte sànq yaa ko wax mu leer soxna soo am teg diil ba am ko boo koy ngénte faaw nga rey nit waaw parce que ci loolu nga ko amee lépp ci cosaan ba la lépp ca fondement ba la rasulilaay dafa rañaan war alburaax iblis ka ko kontaan ne waa ji jekku naa ko alburaax la war de mu wàcc xëy war mbaam iblis di jooy di yuuxu naan waa ji jekku na ma Sénégal bu fii nga gis koo xam ne day war 4x4 bis bu ñàkkee 4x4 mënut a dox wala du war ci saretu mbaam te yonent bi loolu la ñuy jàngal nit day oyof waaye di wut rek jamono bi gars yi dañuy dund pour jamono bi lu ligsi rek te alxanaatu kanzun laa yanfadu dëgg la ay milliards doylu mooy ay milliards doylu rek maman waaw dëgg la baax na ci itam lu bëri nit ñi ñu ngi koy def te vraiment bàyyiwuñ ci xel lépp lu nga xamante ne mooy ñàkk liggéey maanaam xale yi ñàkk liggéey maanaam mooy chômage endémique bi nga xamante ne xale yi ñu ngi koy dund da ngay ñëw ci koñ fekk par exemple bu ñu yeewoo yaay may ma foofu fukki dërëm ma jënd café aw ma mburu may ma ndox mu tàng alors ñu vraiment ñu góorgóorlu ci bu baax pour que xale yi ndaw yi am xëy parce que xëy day sécuriser nit gis nga boo juree fukki doom ci benn kër sa doom yi bu ñu xëyee kenn xëyul
day métti borom kër gi dem na ba retraité doom yi kenn xëyul day métti bu loolu nag mën naa dugal ci doomu aadama ci lu bare ñuy bañ a xeeb xëy itam xale yi ñuy bañ a xeeb xëy yi du ñëpp ñi jàng ñëpp teggiwuñu ñiy football ñëpp da ngay gis ku talentueux du tekk ci football dëgg la xam nga loolu day am mais ñun dañuy bàyyi ay liggéey yu ñu koy wax ay sous métier lañ koy dippee ñeneen jógee bi yeneen dëkk ñëw di ko def di ci am lu dul jeex dëgg la bàyyi loolu tamit yëg-yëg fort lu bi dafa bari ci ñun ba pare li ci gën a yéeme mooy duñu am formation tamit dafa baax xam nga doone borom diplôme ñaata nit ñoo génne université fii te am ay diplôme yu bëree bëri jariñu leen dara léegi sax vraiment am nañ beneen anam bu ñuy jàppale ñi nga xam ne ñooy étudiants yi bu ñu génnee ñu def formation 2 ans 3 ans après ñu génn mais loolu def ci baax jàng ba ne ar yi këyit am ay diplôme métier mën nga ñëw tey xool menuiserie métallique mais lu soxna wax rek mooy foor lu bi at naan lii sama juddu mayuma ko sama lii mayuma ko nañ changé système bi tamit di fexe jàngal xale yi lu ñuy liggéey ëllëg dama ñoo bàyyi ñuy jàng di këru rek c'est vrai que soxna am na beaucoup de programme am na programme yu bëri yoo xam ne maanaam teg nañ ko fi sax pour xale yi xëyu ndaw ñi ndaw ñi tam nañ fa dem maman dellu ñëw ci benn bés ndax les 3FPT suñu limee ak yeneen pour ne pas faire sax de pub mais ñun ñëpp dañ fi nekk pour la formation des jeunes financée entièrement par l'État donc yooyu maman ñëwal nga leeral ko yaay yi incha allah ñu gën ci góorgóorlu yaay yi tamit jàppale xale yi parce que tamit boo toogee sa doom xëyul metti na boo toogee yow suba teel sa doom yëpp toog wër la nga war a joxe ndékki yoroo day métti ñu yàlla dolli sutura xale yi tamit gën a góorgóorlu xam ne rek àdduna du xëy rek di agressé te lii ñu gis nii wax dëgg yàlla mën nañ bàyyi xel ci bërki démb rek ñu gracier parce que tamit mënuñoo xam ne dañ leen di gracier génne nañ ci prison bërki démb ci koor gi rek président bi gracier na ay nit yu bari mais ban anam la ñuy génnee ñooñu naka lañ leen di gracier yi maanaam yan condition mooy tax ba ki nekk ci détention kooku noonu ñu gracier ko loolu tamit dañ ko war a seetaat parce que am na ñoo xam ne bu ñuy génne ci prison dañ naan ma téel ma sam place maa ngi ñëw parce que xajutuñu ci société bi donc ñu mel noonu tamit ñu bàyyi xel bu baax ci ñoom ñu xool naka yan anam lañ leen di génnee ba vraiment ñu bañ a dellu soit ci milieu boobu am na solo bu baax a baax maman Aïcha merci beaucoup ça a été un plaisir partagé comme d'habitude sañse bi rafet na li may faral di wax rek sama doomu ndey jee baa bu la xatee nga may ma ko yow bu lox dara bu ma ko simee sax yow laa koy jox man njaboot gi moom macha allah bàyyi ba mu xat la rek waaw bu ko neexee simi ko maye moom moos comme ni nga koy def ak ñun borom rêve de soir kenn du yow Soxna Fall waaye ci plateau bi dafa am ku ñu rejoindre nii tout à l'heure muy Moustapha Ndiaye di président wu association des managers du Sénégal su ma jumulee noonu la ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la dalal ci plateau bi Moustapha. mais Fama ñu ngi lay delloo ziar di nuyu ñi nga nekkal ci plateau bi yëpp. di nuyu sama jigéen moom dama ko gis quoi maa ngi koy sànni xel ba ki dem rek ne ko da nga ma bàyyi léegi gis naa la gis yoro yi. Fama moo bàyyi. Fama bàyyi non mais bàyyi leen ko fi ngeen ñëw parce que Fama du dem fenn. ñu ngi leen di ziar di nuyu aussi ñi ñuy seetaan. di nuyu membre association bi di nuyu aussi artistes yi ñuy liggéeyal di nuyu borom kër gi ainsi que tous les gens qui regardent l'émission sur aussi les plateformes digitales. merci beaucoup ñu di la jàll seen ancien président bi nga xam te ne dafa génn wala Moustapha Goudiaby nga xam te ne dafa génn àdduna depuis lors peut-être amuñu occasion gisante ndax moom itamit ci li ngeen ko dénkoon nga nekkoon secrétaire général bi doxaloon na ko ci tëddee ñaaxaanaay donc ñu ngi koy ñaanal suuf seet ci kawam di la ko jaale bu baax a baax. amin di leen di kontaan ci loolu mais aussi di remercier aussi on a vu que médias yëpp reprendre nañ ko rendre ko hommage et Sen TV aussi a fait la même chose donc ñun ñëpp ñu ngi leen di remercier di profiter occasion bi aussi di jaale Sénégalais yëpp di ñaanal aussi sa famille et tous les managers de l'association. amiin ak képp ku génn àdduna rek dëddu ñu ngi la koy jaale di leen ñaan suuf sedd seen kaw. sa teewaay fii oui. nga baal ma rek ñu jaale waale sunu naataango TFM yi nga xam ne dañoo am ku wàññeeku ci ñoom di Ndiaye. TFM wax dëgg yàlla macha allah koo xamee ne da daan bégal askan wi. ak Kouthia wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaal Kouthia di ko jaale képp ku nga xamante ne rek yaa nga TFM di fa liggéey di la jaal ki nga xamante ne mooy Ndiaye du tey jamono ji sax amaana ñu ngi koy jébal boromam ca Yoff di ko jaay Ndiaye boo tam di ñaan suñu borom bi mu xëppee àjjana Firdawsi képp ku mu fa fekk ak fekk allahuma amin Ndiaye donc ñu ngi koy jaale suñu ay confrères waa TFM groupe GFM démb ñëpp mbaax at gore at teranga rek lañ ko daal di seddal donc yàlla na ko yàlla fay fële mu jëm ne le yàlla bu mu fa ragal suuf wooyof ci kawam Moustapha tey nag nga teew fi ngir waxtaanee li nga xamante ne moom mooy semaine internationale du management artistique et culturel qui se tiendra au Grand Théâtre lan mooy semaine
internationale du management artistique et culturel. ok association bi di AMA association des managers et agents d'artistes sénégalais. ñu créé ko depuis 2017. après lancé ko en 2019. depuis lors tout le temps à part période du Covid bi tout le temps on était sur des activités formation yi accompagnement mi rencontres professionnelles yi on a fait pas mal de choses autant à Dakar que dans les régions. Mais plus nga évoluer et aussi les objectifs de l'association daf ci bokkoon comment porter l'association plus loin. Mais aussi boo nekkee manager bokk yow say revenu c'est plus il y a des spectacles plus tu gagnes plus tu fais des scènes plus tu gagnes. Et comme ñun suñu rôle mooy développer artistes yi yóbbu leen sur de nouveaux marchés mais aussi dañu def constat ne sous région bi bokk bëri woon na ay festival da ngay gis benn Youssou Ndour Baaba Maal Kumba Gawlo ainsi de suite su artistes yi dañ daan am possibilité bu ñu génnee benn affaire da nga leen dégg dans les autres régions. mais danaan am ay plateau spécial comme ay festival de référence yoo xam ne ñun bi ñu nekkee gën a nekk jeune kan suivre mais plus ngay dem da nga gis festival dañuy disparaître ce qui est très normal on peut comprendre mais léegi c'est de moins en moins festival dañu wàññeeku tournée yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon professionnel de l'organisation léegi c'est de moins en moins. Donc préoccupation bi ñu amoon ñun ñëpp entre professionnels yi nga xam ne ay managers lañ ci déggante on se rendait compte que par exemple day am benn affaire Niger mais benn année ñaar mais day tëj wala des fois boo bëggee organiser tournée dafay compliqué dispositif yi ñuy teg des fois dafay manqué dafay inapproprié. Et on s'est dit pourquoi pas ñun professionnels yëpp ñu toog ñu waxtaan pour xool yi nga xam ne war nañ def ay contre-proposition wala aussi trouver nous ensemble ñun ay solutions. C'est ça le sens même de cette rencontre. Donc l'idée c'est de faire venir ici te ñoom ñëpp ils ont confirmé à Dakar ñu def pendant 3 jours le 30 le 31 le 1er on va faire des panels et le 2 à l'université on va faire des panels avec d'autres managers d'autres pays africains là pour la plupart mais il y a des Européens il y a aussi là en Amérique qui vont venir. Donc c'est du 30 au 3 après le 30 mooy cérémonie officielle bi au Grand Théâtre à partir de 10h le 30 dans l'après-midi le 30 le 31 ak le 2 mu am université mu am ay panel foofu le 2 mu am panel bi am à l'université et le 3 mu am pour une première fois benn soirée haute boo xam ne ça va primer les managers d'artistes et surtout les managers de la première génération la ñuy defee pour cette année. Donc les managers comme Madi Dramé Bouya bi Ousmane Lelo Blondin nga xam ne moo nekk premier manager Omar Pène donc pas mal de managers Latir bi nekkoon moo nekk manager Youssou Ndour aujourd'hui manager Assane Ndiaye donc pas mal de grands vont être primés et qui sont des références ci li nga xamante ne mooy yéen ndax tey yéen ci ñooñu ngeen roy bien sûr ba tegu ci yoon et malheureusement yéen ñi leen nar a def relève bi ma wax ko fi ndax des fois ma dund situation ak ñoom ñooñu peut-être demuñu comme yéen wala meluñu comme yéen ci ni nga xamante ne ci professionnalisme léegi tey lii nga leen defaral nii am na formation boo xamante ne amaloon tamit ngeen ko waaw depuis moom comme ni ma la wax depuis ñu créé association bi léegi ñu ngi def ay formation ñun moom on n'est pas resté 3 mois yoo xam ne defuñu ay ateliers wala defuñu ay formation parce que on a un concept qui s'appelle déjà table des managers c'est un concept de partage entre la grande génération et la jeune génération mais la jeune génération soxla na formatage est-ce que tamit tey lii di management nourrit sa personne la personne plutôt comme ni nga koy waxee comme ne l'art nourrit pas son homme exactement tey yéen gannaaw yow boo sante yàlla oui parce que tu fais partie des ténors machallah ñoom Thierno Ba peut-être ak ñoom Ousmane bu ñoom Omar Pène ak genre yooyu ak ñeneen peut-être ñu ma xamul sax mais tey ñeneen ñi dafa mel ni artiste bi mooy diriger ki nga xamante ne moom mooy manager alors que ça devait être le contraire. Donc c'est que les formats c'est du comportement wala. Tu sais les formats changent c'est-à-dire aujourd'hui souvent dañuy wax kan mooy patron bi muy artiste bi muy manager bi ay collaborateurs lañ tout naturellement après amul kan moo gën a nekk patron mais dafa mel ni comme une société ki ko créé ak ki koy diriger la personne qui crée la société c'est le big boss moo tax ñuy wax PDG. waaw mais kiy diriger la structure c'est le directeur exécutif en quelque sorte. Ouais. C'est à peu près le même constat. Mais cette personne qui dirige nekk directeur exécutif bi ses décisions sont primordiales parce que moom lañ dénk direction bi mënoo dénk benn nit direction ba pare et chaque fois c'est toi qui viens intervenir dans ce qu'il a le monde artistique c'est assez complexe dafa am une partie boo xam ne c'est administratif et une partie qui est artistique. Pour comprendre cette collaboration c'est l'artiste qui gère la partie artistique bon moo fay bokk patron c'est lui qui décide mais sur la partie tout ce qui est administratif gestion vision du développement
c'est normalement le manager. Maintenant l'incompréhension ak ñàkk bokk entre guillemets professionnalisme des uns et des autres mooy créer amalgame yooyu mais aujourd'hui on n'est plus dans le truc de qui est patron de l'autre. C'est celui qui prend les décisions, qui est très entrepreneur, qui est le décideur. Par exemple, tu vois maintenant des managers qui produisent. Quand tu es un manager qui produit, ton statut de producteur dafay tax ngay insister trop sur l'artiste ne ko defal lii. Mais si c'est l'artiste qui se produit tout seul, ne la yow tu fais que diriger le truc, c'est compliqué. Yow nga bëgg ko yóbbu foo xam ne moom il suit pas. Te le niveau aussi de compréhension, c'est pas de professionnalisme, mais des fois de compréhension, parce qu'on se donne pas le temps des fois de parler, de se former et de se reformer. Le truc c'est pas de suivre une formation. ñi fi ay ñëpp wala ñi nga xam ne ñëpp c'est des exemples dans le management aujourd'hui autant d'expérience yu ñu am ak autant de formation yu ñu def moo leen def tey li ñu doon c'est pas juste parce qu'ils ont suivi un atelier de formation quelque part la formation elle est constante il faut que les gens se forment régulièrement ak secteur boo munti nekk notre secteur amul différence ak d'autres particularité bi c'est juste que ñun on a un côté artistique et un côté administratif qui vont ensemble en même temps. Alors que dans d'autres secteurs l'administratif va à part les autres secteurs à part c'est juste ñun loolu mooy complexité wi ak cette création qui est un peu particulière parce que création dafa am lu ci lu bëri ay droits ay yeneen ak yeneen te yooyu yëpp yow da nga ko war a xam di ko gérer en même temps xam nga produit buy dugg dans une publicité et qui va sur le marché approche yi du ñu benn ainsi de suite yow le manager nan ngay conseiller ton art mais aussi nan ngay développer ce projet nan nga koy protéger peut-être astuce yi la yoo xam ne ça va tout le temps ensemble et le monde aussi va tellement vite tu vois un titre qui sort aujourd'hui am succès demain et va partout. Comment tu gères ce titre, comment tu le protèges, comment tu fais de telle sorte que tout le monde peut l'utiliser sans mu yaaxal la. Aujourd'hui il y a des morceaux tu le mets sur une plateforme TikTok mën na ko utiliser wala keneen ak keneen mën ko utiliser dans une autre. Il y a tellement maintenant d'enjeux, la technologie avance. Comment tu suis tout ça? C'est ça la complexité de notre secteur. Mais gérer un artiste, le programmer, le faire jouer, pour moi ça c'est pas compliqué. te nag loolu nit ñi loolu lañ ko jàppee de. c'est ça waaw c'est pas compliqué ménager loolu la fexe ba topp ko comme ni nga ko waxee day am solo kon suivi bi nekk na ci benn point focal boo xamante ni si foo nga koy def tout le temps pour permettre quand même artiste bi lu jëm ci wàllu avancement am ak itam ci sa wàllu liggéey. Oui man pour man loolu quoi c'est que c'est juste que man pour man le blème juste au Sénégal c'est que je l'ai dit même il y a pas longtemps sur une interview que je faisais c'est les artistes c'est les managers des artistes les plus connus jeunes qui vont pas se former. C'est comme si ils n'ont pas le temps. léegi ñooñu bokk nañ ci ñi ñëw. On évite tout le monde parce que cette association aussi il a la chance d'avoir pratiquement au sein ñoom ñëpp gis nañ ci seen bopp. Après il y en a qui ont adhéré officiellement pour wax ne ci la bokk. Il y en a qui n'ont pas adhéré mais qui suivent. Des fois ils sont dans le groupe, ils parlent, ils posent des questions. Des fois ils viennent ainsi de suite quoi. On est en très bon terme vraiment avec les managers ak génération bu mu munti nekk. Mais des fois man ce qui me désole et que j'aimerais bien que ñoom ñu bàyyi ci xel mooy artiste buy am succès dafay soxla yow manager bi nga dem vers les ateliers de formation ñun on en organise tout le temps donc ñoom ñuy ñëw di demander ji di renforcer wu parce que c'est très complexe manager un artiste surtout boo xam ne dafa nekk ci moment de succès parce que besoin bi dafay bëri stratégie pour le développer est très complexe surtout les stratégies donc c'est ça donc ñun si on organise cet événement c'est pour que ñoom aussi ñu ñëw xool dans la sous-région ñiy liggéey nan la ñuy liggéey parce que ñun ñëpp xam nañ ne aussi il faut pas concevoir la face dans la sous-région l'artistique est très développé donc aujourd'hui tu vois des stratégies des vidéos de haut niveau tu vois les gens qui développent des stratégies fous tu vois des artistes qui vont partout comment ça se fait que au Sénégal on a des jeunes générations qui tournent pas sur des festivals alors que dans la sous-région les jeunes tournent dans des festivals mais posons-nous cette question nañ ñëw ñu rencontrer wu des possibilités de rencontre aussi échanger trouver des opportunités avec ñoom et naka lay tëddee ci 3 jours yi comme je vous l'ai dit tout à l'heure le 30 c'est la cérémonie officielle à 10h bu ñu paree cérémonie officielle bi rek on commence un premier panel après ce panel il y a un panel les 2 jours suivants mooy le 31 ak le 1er le 2 on est en train de terminer avec l'université un panel qu'on doit organiser là-bas si c'est qui vous le verrez aussi dans les réseaux sociaux et le 3 il y a la cérémonie de clôture qui est organisée sous forme d'une soirée où on fait on décerne des trophées aux managers connus ça c'est la première édition c'est comme ça qu'on compte le faire et comme je l'ai dit des managers de partout dans la sous-région toute la sous-région est représentée même bu dee benn nit mooy ñëw déjà il y a déjà 37 personnes qui ont confirmé leur arrivée et envoyé leur plan de vol on est en train de coordonner les trucs et xam nga boo amee 37
reste léegi fii ak la fin de la semaine c'est sûr que mu nga yegg dans les cinquantaines. Et Inch'Allah on atteindra l'objectif parce que c'était ça, avoir au moins une cinquantaine de personnes de la sous-région qui sont là. C'est ouvert à tout le monde. Tout professionnel qui veut venir peut venir. Bu ñu ñëwee foofu y aura les badges d'accès. Ñi nga xam ne inscrire nañ dans les plateformes, ils vont avoir leur badge kii. Ñi nga xam ne ils sont venus le jour J, il y aura des badges d'accès là-bas parce que les badges d'accès aussi moo lay permettre. Par contre la soirée c'est sur invitation. Ce sera sur le 3, c'est sur invitation. Ok. En tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir ndax saa su nekk rek njëriñ la te suba teel loolu rek la ñuy doy donc tous les managers ñëpp ñi nga xamante ne moom mooy waa AMA invité nañ leen tey jàng du wees xam-xam tamit du wees te du doy donc boo ñëwee jël puiser day tax rek nga jëriñoo ko te baax na nag ñu jox leen seen gëdd bu baax a baax ndax ñoom Moustapha Ndiaye mi toog ñoom ay référence lañ te yàq ñu benn yoon li nga xamante ne moom mooy seen domaine bi donc yéen tamit topp leen seen ginnaaw ndax ñi ngeen nar a primé nag man moo ma ci gën a neex ndax tey ki nga xamante ne dafa sacrifier boppam dundam carrière am topp passion am def ko muy métier am doxal ko ci yoon kooku baax na ngeen delloo ko njugal màggal ko ba ci kaw kaw donc man daal le 3 maa ngi fa xam naa dañuy invité wala incha allah soxna rek. non soxna moom sama doom ndey lonko la. xarit la moom sama partenaire la day ñëw. waaye loolu dafa leer en tout cas kontaan nañ loolu dalal la fi te suba teel la fii lañ koy daal di ndar képpee tëjee ko fi rek ñu daal di ñëw ci anniversaire yi laata ñuy tëj émission ndax Pa Ousmane bokk na ci lu tax soxo wàccu. bokk na ci nee na moom anniversaire xam naa ñor na ko. waaye laata may ñëw ci sa anniversaire. ñu ñëw ci anniversaire Ousmane Coré di doom si Adama Camara moom Astar moo ko koy souhaité donc happy birthday à toi Ousmane Coré sa yaay nag moom Adama Camara moom macha allah donc dundal ba di ko teral. yàlla may la gudd fan ak wér ak fekkee il est mignon ah. butchu yi dañuy leen di ñaanal ñu fekkee rek mama am jom at jubbantiku loolu lañ koy daal di ñaanal rek waaye tamit jàll ci ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed Pouy moom itamit macha allah ci blanc bu baax bi rek xoolal daal di def kii woom nii toog ci sable bi xam naa ab laayel la rek xam naa ci yooyu la daal di bokk. joyeux anniversaire à toi Mouhamed Pouy màggal dundal wéral dund bay teral waajur papa ak yaay dund ba am njëriñ moom it gis nga ko mi ngi nii macha allah ils sont mignons xale dafa neex man nag xam naa yàlla na ma yàlla may ay doom yu góor rek moo ma gënal ñu jàll ci nag ñaari kii yi jumelles yi les reines du 24 mai Fatou et Yarama ñoom nag ñoom ñooy les reines du 24 mai ñoom seex yi dafa neex ci biir xol donc ñoom tamit ñaanal leen soxna gudd fan bu ànd ak wér dund ba ñuy teral seen waajur yi bu baax a baax elles sont mignonnes oui les reines du 24 mai Fatou et Yarama yàlla def mag yu am ñam amiin yaa rabbi seen njëriñ allahumma amiin dañoo niroo sax ñoom Passeman sa anniversaire bu la ñor noonu waaw wallaay ndeysaan ñor na ma lool ndax koo xamul noo koy def ne mu la dafa tax dëgg la moom si di madame Diop ñaarum Diop ay turwa ñaarum nga turwa dafa raar macha allah soxna ñaarum Diop di soxna si Ismaïla Diop borom RTS macha allah maam Sidi waaw maam Sidi waaw madame Diop ak nii ñaarum Diop mooy turwa di ko baax di soxna ci Ismaïla Diop macha allah borom RTS di ko ziar baax a baax képp koo xam ne nii ku jógee Tiwaawan ñëw gin gi neew yaa ngi wàcc kër waajurum bu macha allah du Diop Saliou kon ñi famille bu baax lañ bokk ndax ku nàmp mais boo galleetiir am na foo aw waaye soxna ñaarum Diop mi ku baax la macha allah kon sous-vêtement buy dir mbagg garam bu waaw sous-vêtement buy dir mbagg garam bu boobu 2 heures jot ndax sous-vêtement baat bëri na amuli loxo waaye ñaarum Diop garam bu nga yàlla nga jërëjëf kontaan nañ loolu di ñu ngi piétiner ci temps waa waxtaanee ko ça a été un plaisir jaajëfal nañ la soxna Fall merci beaucoup maman Aïcha merci beaucoup à la régie Ibrahima Mam Sidi Bakary jaajëfal nañ leen yéen ñi ñu doon seetaan aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal ñu yendoog jàmm remercier Toch Glamour moom moo jaar si robe bi Anta Mbaye sama doomu ndey waaye Mayaasi Ndey sama doomu ndey sax donc embrassé naa leen yéen ñëpp Moustapha Ndiaye merci d'être passé aussi di leen jox waaw Kajal yi ñu ngi leen Purchase a list today at www.mykeys.com. Purchase a list today at www.